salaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk diaspora bi Immigré TV mooy ñëw di la nuyuwaat Immigré TV mooy seen chaîne bi nga xam ni moo nekk fii ci Allemagne ñu déjee ko sénégalais yi ak africains yi ak diaspora bi maanaam di fas yéene di seq ay waxtaan ak yéen di leen indil xibaar yi nga xam ni day roote fii ci diaspora bi di taataan aussi xibaar yi nekk Sénégal di ko ànd ak yéen di ko faram-fàcce Immigré TV tey dafa am mbégte ndax day dalal gan te suñu cadre émission bi nga xam ni moom lañ tuddee jaar-jaar di émission boo xam ni day toppaat maanaam yoon yi nga xam ni moom la sénégalais yi doomu Sénégal yi dund Allemagne moo xam ñu nekk Allemagne moo xam ñu ne France wala États-Unis wala feneen di leen indil seen parcours li tubaab di wax parcours pour ñu gën leen a xam gën leen a ràññee ndax dañuy def liggéey bu am solo ci fi ñu nekk ak ci Sénégal tey nag ma am mbégte mu sori ci man dalal sama xarit sama doomu ndey di ma xamee ko ci Pape Seck dama leen di bàyyi Pape Seck ma jox ko kàddu gi mu nuyoo ak yéen jaar di ko wax Pape dalal ak jàmm Pape Seck maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum waa Immigré TV maa ngi kontaan lool ci daloo bi ngeen ma dalal fii tey ma am ci mbégte lool muy sama fierté bokk ak samay frères sénégalais fii plateau bi di taaxiru seeni laaj di leen déglu. jërëjëf mbokk yi ñoo ko déggandoo Pape Seck mu nuyoo noonu di suñu gantay Pape duma la ko nëbbu bi may def samay recherche dama dem ci internet ndax yow yàlla may na la macha allah tur wi sori na ma gis ci tur wi ñu defal ma Pape Samori Seck. foofu laay njëkk a tàmbalee sama laaj Samori ji ma ci gis moo ma frappé Pape Seck Samori bu démb la woon bañkat ba loo jël ci moom ak loo ma mën a wax ci tur wi. waaw turu Samori nag Cheikh ni mu jaaxal bari na lool parce que dafa raar li tax mu raar mooy dañ ko séentu ci l'Empire Mandeng. muy boo demee ba néegi Mali Guinée jëm côté yooyu da nga ko fay gis. dëgg la mais ci néegu Sénégal. dëgg la daanaka franchement. bu weesoo sunu biir famille. man de ma part personnelle gisuma ko feneen. dëgg la Samori nag ki ko tuddal mooy sama maam. ndeysaan sama maam moo tuddoon Samori sama sax maamaati maam ndax Samori moom sama maamu papa la. dëgg la ndeysaan donc moo meññ ki jur sama papa. dëgg la yàlla dogal ñu tuddee ma ko. ma nekk nag wax dëgg fa yàlla fierté famille bépp. dëgg la parce que li tax loolu. man maa am chance su ñu dàkkatal ma tudd noonu. dëgg la muy Samori. dëgg la moo tax ñu jël Pape ak Samori. dëgg la ñu ma koy dàkkantalee. dëgg la léegi nag Samori ba ca woon l'Empire Mandeng. yàlla da ko mayoon fit. dëgg la may ko tamit muy bañkat. dëgg la man ma ne ci aar bi aussi di ci bañ. dëgg la bañ gi mooy saa su ne damay bëgg a teg sama tànk fu jaadu. dëgg la ba nga xam ni lépp lu may def. dëgg la dinaa ko jàng ba maîtriser ko am ci qualification ba nga xam ne su ma koy def yabeel du ci am. yàlla dimbali ma l'Afrique de l'Ouest. ñëpp xam kan mooy Samori. léegi man sama tur dafay jouer. dëgg la ci li may liggéey li tax aussi du question rek talent bi. mais tur bi aussi day jaay. dëgg la donc loolu yàlla dimbali na ma ci chance la aussi ba nga xam ni Pape Samori Seck franchement c'est unique. dëgg la waaw foofu la Samori bu jugee ci samay maam. ak ça dégg nañ tontu bu muy tontu bu am solo ndax li wolof di léeb rek tur moom dafa am solo ndax day daraja la day topp borom. mooy juróom-ñaari jikko yi ñuy jiiñ ni maanaam tur mën na ko làmboo kon jàpp nañ ni xëy na Pape Seck nuru na turandoom daf may tax ma des ci laaj yi dugg nag ci li nga xam ni mooy musique li ngay def man moom laa la xamee Pape Seck musique ngay def lan mooy musique noo xamee musique ak ban genre musique ngay def ak soloy musique ci yow. waaw musique nag dafa yaatu mais balaa may ñëw ci liñ naan musique damay commencer ci jaar-jaar bi mooy door bi ma fi ma dooree.
ndax dama juddoo ci askanu ngéwél. dëgg la. ngéwél boo ko déggoo ci français mooy griot. te ngéwél dafa am benn trajet booy jaar en tant que xale. boo juddoo ci askanu ngéwél di nga jàngi. ba bis sa niveau yam. mais bu loolu weesoo. yaa ngi jàngale ci biir kër gi. dëgg la. li ngay jàngale ci biir kër gi mooy aar ak cosaan ak aada. dëgg la. maanaam lépp luy xeeti way xeeti tëgg. xeeti fecc. culture en général. dëgg la. da nga koy jàng mu neex la mu naqaril ndax loo xam ne saa yoo xëyee di ko gis. dëgg la. mënoo fexe lu di nga ko jàng. dëgg la. yàlla daa dogal nag ma fonkoon aussi jàng mi. parce que jàng mooy base nit. dëgg la. parce que mooy ubbi xelu nit. dëgg la. xaw ci taataan ba fi ma yem. léegi nag bi ma jàngee ba yem CM2. yàlla dogal ma arrêté. parce que même bi may dem école di jàngi sax. parfois samay waa kër dañ may jël si ci école bi. dëgg la. pour yóbbu moo ñu tëgg ngénte wala céet wala dara. dëgg la. donc loolu yëpp maa ngi ko doon def parce que ci deret ji la nekk mais boobu ci jàng mi laa gënoon concentré wu. dëgg la. parce que li ma bëggoon fierté woon la ci man. xëy sol yére dem école man loolu sama passion la woon quoi. dëgg la. mais yàlla dogal aar bi tamit. comme sunu deret la ne mënul ci dara. dëgg la. bi ma demee ba CM2 nag après dama mujj arrêté jàng mi. commencé di tëggi ndax li ma influencé ci may ànd ak suñu waa kër di tëggi mooy. boo dee xale di commencé jot xaalis. day commencé yàq tuuti ci fi nga nekkoon quoi. dëgg la. dëgg ba la. pare dañ lay gëmmaloon ne franchement dañ laa soxla. parce que soxla bi ñu la soxla mooy géwél amulul ay ndëndam. dëgg la. te ci biir ndënd bi yu ñuy tëgg ci la ñuy doxee dépasse. dëgg la. donc dañ laa soxla yow pour nga ñëw. dëgg la. pour joxe sa contribution ci li ñuy def. am na solo. yàlla dogal ma jàng aussi li ma war a jàng. bi ma ko doonnoo ba pare muy tëgg sabar. bi ma tëggee sabar ba pare sam papa aussi day tëgg sabar day tëgg tama et tout. dëgg la. ma ni lii rek doyul ci laa fa jógee dem jàngiwaat jéembe jàng sëwruba jàng institut dinañ ci ñëw. dëgg la. bi yàlla dogalee loolu di sama base. après nag damaa teel a ñëw Europe loolu beneen parcours la. dëgg la. donc pour ma wax ci musique damay teg foofu sama baaraam. dinañ ci dugg muy laaj bu tontu bu am solo. boo xam ni Pape Seck tënkal nañu dugal ñu ci loo xam ne man daf ma neex ndax yàlla def am naa ci ay gëstu muy ngéwal nga xam ni dañ la koy tënkal ni la ngéwal mooy ki nga xam ni ca ba Mali daan doon Mali Afrique di doon Afrique moo daan dem école jàng juróom-ñaari at génn ak diplôme li jaasa ñu tudde ko balentigi ci mandeng balentigi mooy ki war a wax maître de la parole Pape Seck wan nañu kon ni doon géwal warul tax ñu ni doo am xam-xam da ngay am xam-xam boole ñaari daf may tax ma desandi foofu ndax Pape ci samay recherche gis naa ni bind nga téere te ku amul xam-xam jàpp naa ni doo bind téere ma bëgg a desandi ci téere boobu pour laaj la lu sabab téere bi ak dayoo téere bi ak nan nga mën a téere bi nu mu mel jeexital gi ci fii ñu nekk ci Allemagne ak Sénégal. waaw dëgg la léegi dinaa la tontu ci téere bi mais damay continuer ci li ma doon wax parce que daanaka ci base du Sénégal laa la tënkal mais sama yoon yamul foofu. dëgg la. ndax bi ma demee ba jàng ba egsi foofu ak li ma jàng Sénégal joué ak Sénégal aussi ak ay groupe yu mel ni Mapenda Seck doon ko tëggal boobu à l'âge de 15 ans. nekk aussi di dem Blaise Senghor. di dem école des arts di gëstu. di jàng lépp loo xam ne rek ci wàllu sunu reeni aada la. yàlla dogal ma teel a jógee foofu ñëw aussi Europe à l'âge de 16 ans. donc bi ma ñëwee fii aussi li ma jàngoo muy base musique africain. yor naa ko. mais loolu kese doyul ci man. dëgg la. donc pour ñëw ci musique. li ma gën a dugal ci musique tey bi ma ñëwee fii gis naa ni musique classique am na musique moderne am na. jazz am na yeneen musique am na. ñun suñu musique boo xoolee traditionnel la kora yi ak mbalax mi et tout mais loolu aussi. daanaka booy xool Sénégal la yam. donc pour que ma gën a yokk sama xam-xam ci li may def il fallait ma jug ci loolu. dem jàng yeneen instruments yu mel ni ay conga ay cajon yeneen ak yeneen. dëgg la. loolu moo tax sama musique aussi ma yaatal ko mu egsi foofu. loolu moo ma permettre ma mën a dem ba ci bind livre mais su fekkoon ni dama yem kase ci aada ak cosaan du ma bind livre parce que ñun suñu maam yi daaw ñu bind livre. donc culture orale lañ amoon lépp ci bopp lay nekk. très bien daaw ñu bind. très bien léegi nag li ma innové mooy xam ne ñun ay griot lañ ay géwél lañ. mais pour ñu am suñu beneen intégration ci am suñu yoon am suñu
suñu toogukaay ci fi ñu war a toog il fallait aussi ñu indi leneen lu bees indi leneen lu bees mooy il faut ñu commencer di bind li nga xam ne maam yi ñoo ko fa bàyyi comme jàng nañ ko bu ne ci ñun lu ci mel ay rythme gumbe dafa am culture muy culture lébu rythme la mën nañ ko faram-fàcce bind ko ay ndaw rabin ay dagañ ak ainsi de suite donc ci loolu laa gëstu yamuma nag ci aaru Sénégal kase bi may bind téere bi dama gëstu rythme yi nga xam mi ngi Burkina ma gëstu rythme mi nekk Mali gëstu rythme mi nekk Guinée Côte d'Ivoire ak Sénégal boole ko fu ne ma jël fa quelques rythmes parce que boo xoolee sabar ñi ko xam bariwul donc il fallait ma gën a taataan ci jémbe ndax tubaab bi moom la ñuy jàng donc nag livre bi ma bind ci jémbe laa ko bind mooy ay rythme mandeng daal West African music ci laa jël loolu taataan ko pour que comme dama commencé aussi di enseigner ci lu bari ma ne xaaral ma commencé bind téere yoo xam ne ñi may jàngal ñoom buñ ma gisul sax buñ gisee téere bi jàng dëgg la loolu moo ma gën a inspiré wu pour que ma gën a yaatal suñu musique pour wane ouverture pour wane ñi nga xam ne ñi ngi sama ginnaaw dëgg la que ñoom it su ma bindee livre ñu bind livre culture Sénégal du réer culture Afrique du réer dëgg la très bien damay kontaan di ko wane muy mbégte ndax sama gan damay découvrir ànd ak yéen ñu koy découvrir que ni wax nañu jaar-jaaram nee na école CM2 la bàyyee waaye tey lu mu waxagul te dina ko wax professeur la day jàngale académicien la day jàngale ba pare nekk patriote nekk kuy jouer rôle bu rëy ci intégration africaine ndax téereem bi lim na ko wax na ko Mandinga nga ca Burkina nga ca Côte d'Ivoire nga ca xeet yu bari Sénégal nga ca kooku kon moom lañu am gan muy Pape Samori Seck Pape damay desandi ci ba tey ci fi nga nekk nii muy wàllu jàng ak xam-xam nga jàngal ñu ci ni ngéwal du ni ñu ko gisee nii ci jamonoy tey Sénégal may ma wala maay sa géer yaay sama géwal yow nga wan nga ñun ñëpp benn lañ xeet bi benn la ba pare li ci am solo mooy yéen ñi ngeen xam ne yéen la ñu dénkoon suñu démb bi Afrique ngeen war a taxaw tey nettali ñu ko loolu moom nga ñuy firndeel ci waxtaan wi Pape yaa ngi liggéey di jàngale ci académie ci université fii Allemagne di joxe ay cours ci sa domaine noonu nu mu dikkee ak loo ma ci mën a wax. waaw li mu dikkee mooy yàlla daf ma dimbali bi ma ñëwee fii aussi xam nga damaa yem rek ci CM2 laa jàng mais bi ma ñëwee fii damaa jàng. parce que aussi dëkk boo fa ñëwee dañuy xaar ci yow intégration bu positif. très bien xam nga intégration dafa bëri façon. très bien parce que boo ñëwee ci dëkk di nga fa fekk lu négatif. dëgg la di nga fa fekk lu positif. di nga fa fekk lu safaanoog li ñuy d'accord quoi. dëgg la donc boo ñëwee da ngay jéem a xool ci wàllu diplomatie. naka laa war a yore drapeau Afrique. ba ku ma gis doo rus. dëgg la naka laa war a mel ba fu ma dem su ma ubbee sama làmmeñ wax. dëgg la ñu xam ne africain bi am na lu ne ci moom. dëgg la parce que dafa am fu ñuy xaar foo xam ne ñu ñoo ko war a bañ. dëgg la il faut ñu jël agressivité teg ko ne jël yenn affaire teg ko ne jéem a positif. parce que nit dina ñëw sax dalay dal sax ci mbedd bi da ngay génn ab xoolee la dara mais boo xoolee ni kii lu tax moo xoolee nii rek amoo diplomatie. donc war nga ko xamal ni maa ñëw sa dëkk parce que ki ñëw dëkku jàmbur bàyyi sa dëkk boo ñëwee dafa am lu ñuy xaar ci yow. da ngaa war a jàngale. ok donc nag ci biir loolu ma xam ni ñun jàngale moo ñu war te bi ñu fiy ñëw indiwuñu dara lu suñu aar mooy aada ak cosaan bi nga xam ni ñoom dañ koo soxla ci ñun. dëgg la parce que ñoom culture amuñu ko. boo xoolee Europe amuñu culture. mais ñun dañu am culture mooy suñu reen ak racines yi nga xam ni fu ñu dem rek mën nañ ko fa wane positivement donc ma nekk professeur di jàngale. commencé di jàngale ci samay élèves privés. di leen jàngal et tout yàlla di ma dimbali may am ay collaboration ak ay nit ñu mag ay professeurs yoo xam ne aussi ci école de musique yi lañ nekk et tout ñu gis tamit ni kii am na benn talent boo xam ne franchement li mu yor nii warta yam rek ci école privée yi wala ci privé personnes yi war na génn foofu dugg ci université yi. loolu moo waral ma am ay nit ñu baax ñoo xam ne fexe nañ ba ma dugg ci académie yu mag yi. ak école de musique yu mag yi ma am ci fierté parce que bi ma fay dugg. benn africain dugg fa woon parce que dañoo jëloon rek ay musique hip hop ak yeneen mais yàlla dimbali ma nekk premier africain boo xam ne jël nañ la en tant que professeur ngay jàngale cosaan ak aadawu Afrique pas Sénégal kese.
donc mu nekk fierté ci man te nag commencement la rek parce que lépp dinañ ko fa jàngale. du sabar kese du jéembe kese balafon kora lépp lañ ko fay jàngale. donc affaire bi noonu la ma dikkee ci wàllu ndax nit ki boo jëlee sa yoon booy débuté yoon bi il faut nga xam yoon bi may jël lan lay soxla pour dem ci yoon bi ak nan laa fay demee ak su ma fa eggee naka laay conserver pour toog ci yoon bi. loolu moo waral tey ñu egsi fii. jërëjëf laaj bi am na tontu bi am na solo. wane ne fi mu jaar ba dem ci académie boobu ak li ma fay jàngale. Pape daf may tax ma desandi foofu ba tey ndax dafa am solo. mooy maanaam foofu nga nekk ñu gis ni tamit yaa ngi ci ay yeneeni collaboration fii ci Allemagne fii ak biti Allemagne lépp yaa ngi koy def ci cadre sénégalais gi nga doon ak africain gi nga doon muy fierté ci ñun. Pape Allemagne gi am na foo ci nekk fu kawe. ci wàllu jazz muy académie bu mag bu ma juumul mooy bi sut ci Allemagne. foofu loo fa mën a wax nu mu projet boobu taxawee ak li ngeen di def maanaam fii ci Allemagne. bu dee ay tournée la wala aussi ci biti Allemagne ba Sénégal dañ la fay dégg. ci yoo xam ni da nga koy jëlee fii muy ay xéwal ay projet di dimbali di fàttali réew ma. ak ay projet loo ma fa mën a indil foofu. waaw dinaa la ci indi ñaari pàcc bu njëkk bi mooy benn bi mooy Bundes Jazz Orchestra moom mooy groupe jazz bi nga xam ni moom mooy orchestre nationalu Allemagne fii. dëgg benn bi ci topp mooy Pop Academy bi nga xam ni ñett la ci àdduna bi benn bi ci Europe moo nekk fi Mannheim. foofu aussi en tant que professeur dama fay liggéey. ñoom ren ci mois de mars bi ci la ñu demoon Sénégal bi ñuy dem dañ demoon pour def benn projet. boo xam ni dañ cee débloqué lu tolloog ay 70 000 euros. pour que Sénégal jeunes ya fa nekk di def musique ak di ko jàng. fu mel ni université Gaston Berger. ak jeunes yi nekk Dakar ñu dajale 10 professeurs man ak yeneen i professeurs ku ci ne ak sa domaine. man maa yoroon percussion am ku yor way ki yor affaire piano ki yor affaire ingénieur de son. ki yor studio. noonu la demee ñu dem fa jàngal leen 10 jours biñ paree may leen dons yi. li nga xam ne dañ ko jënd pour ñoom ñu may leen ko bàyyi ko ci université bi. def ay coopération ak ñoom liggéey ak ñoom yàlla moo dogal corona bi ñëw. mais ren dañ jëloon ci élèves yooyu. ñoo xam dañoo waroon a jóge Sénégal ñëw fii pour jàng si musique. dëgg la. donc mu doon loo xam ni defe naa ni yokkute la ci ñun. yokkute la ci Sénégal. fierté la aussi. bi ci tegu mooy Bundes Jazz Orchestra aussi li ma boole ñoom mooy dañ tegoon projet boo xam ni. dañ ci soxla woon franchement ay 4 musiciens africains. ñu jël ma ci en tant que percussionniste. jël benn waykat jël Sénégal tamit yeneen i instrumentistes. ñu def tournée Afrique dem Sénégal dem Guinée-Bissau xam nga def pas mal de pays foofu. ci wàllu musique gu jazz parce que booy xool jazz bi tax ñu naan jazz Afrique la jóge parce que yu bëri ci suñu maam yi njëkk yi ñoo ko daan def. mooy ñi nga xam ne ñoom lañ jëlee Afrique. yóbbu leen Amérique du Sud affaire yu demee noonu. donc dafa am ay racines yoo xam ni. ñun ñoo ko moom. donc parfois dañuy am collaboration yi def pour delloo loolu. donc bu ñëwee après ci lañ def tournée franchement ñëpp aimé ko mu nekk lu neex mu nekk fierté Afrique. te ci loolu la ñuy sukkandiku saa su ne di teg yeneen projet yoo xam ni yóbbu nañu ba feneen ak feneen te loolu dinañ ci ñëw. dëgg la muy tontu bu am solo ñu koy jaajëfal moom Pape Seck Pape Samouri laay tàmb di wax Pape daf may tax tamit ma desandi fa ndax foofu daf ma neex. dama koy wax daf ma neex ndax dama gis ni coopération bi ak liggéey bi Pape jéggi na frontières yi du Europe rek du Allemagne rek du Afrique rek. dama toog télé comme ñëpp Facebook ma gis vidéo bu jóge Inde. stade la woon wala salle bu fees dell ma gis nit ku ñuul ku tegal chaise mu yor instrument am di jouer ci biiri nit li mu doon jouer neex ma gis ni neex na ci man waaye neex na ci public bi ko doon déglu muy benn coopération boo def jëmu jooj di Pape Seck mii ma am invité tey ma bëgg nga ñëwal ma ci sa coopération boobu sa projet boobu nga defoon Inde ak li ma gis nan la dikkee. waaw comme ni may liggéey ak yeneen
xam nga liggéey moom bu xësee ba feeñ nag feeñ na. te liggéey lu koy feeñal mooy liggéey bu am discipline. ak li ngay def aussi nga jàng ko ba mu mokk parce que am na loo xam ne bu mokkul yaay nax sa bopp. dëgg la. wala ngay tëju di ko tëgg yow kese mais pour nga wane ko dafa am qualification bu mu laaj. te qualification boobu aussi franchement dañ cee xar suñu tànk tubéy saa su nekk. dëgg la. yàlla dogal ku ñu wax Mike Herting di sama collègue bu may liggéeyandool ci projet yu bari. mu am chance su bind benn projet boo xam ne mi ngi tudd Sai Symphony. Sai Symphony orchestre la bu mag. boo xam matoon nañ 80 personnes. dëgg la. projet bi nekkoon Inde. mu am 4 percussionnistes yu nga xam ne ñoo gën a siiw Inde. ñoo gën a siiw Inde ñu gën leen faa xam. yàlla dogal ñu ni il faut ñu boole ci Pape Samadou Seck pour mu dem. pour indi beneen touche. dëgg la. ndax loolu defe naa ne ñoom mënoon nañoo dem rek def ko biir Inde parce que musicien yaa nga fa mais defet que ñu ni affaire bi franchement kii def ci war a bokk. ñu contacté ma ni ma da nga war a bokk ci lii. ñu ànd dem Inde. léegi ka ñu jël ci Inde. moom mi ngi mel ni rek nga ñëw Sénégal. ñu ne la sabar. nga ni Papa Doundia Rose parce que dafa am lu mu fi wane pare nekk mag. dëgg la. nekk ko ñu ràññee. dëgg la. parce que d'habitude boo nekkee jeune. loo mën daraja bi ngay war a am. ak ni lay darajaale day jafe. dëgg la. yàlla dogal ma dem fekk fa paa yi. bi ma ñëwee nuyoo comme man dama aussi dama xaw nit ku bëri kersa. koo xam su ma demee fenn aussi damay ñëw respecter ñi et tout comme sama nature. yar bi. ma ñëw nuyoo mais bi ma ñëwee nuyoo sax franchement ñëw nuyu leen boobu répété guñu da ngay gis ni peut-être kii lañ ñu indil. xam nga dina am benn doute kii lañ ñu indil parce que ñoom ay mag lañ. et tout donc africain bi gën a war a kii ci kii donc war na nekk mag yoo xam ne. expérience am xam nga. après ma ñëw toog. nuyoo bi ma nuyoo toog jàpp sama ñaambur ñuy am yeneen morceaux yu ñu répété sama tour jotagul. yàlla dogal sama tour jot ma génn sama instrument ci sama saak toog ñu ma départ def li ma war a def et tout ñu jug commencé nag ñii di nuyoo ñaari loxo ñu di kii affaire yi commencé waxtaan franchement ñun yàgg nañ seet lu mel nii ma mës ñu ko gis yàlla dogal ñu répété nicement franchement concert yi jot ñu commencé concert yi yàlla dimbali ñu wax dëgg fa yàlla bi concert yi parce que yombul Seydina xam na li may wax yombul boo dee nu mu tuddati tëggkat da ngay soxla groupe. dëgg la. mais imaginer nga ñëw ci benn dëkk. ñu tegal la yow kase benn podium yow kase. Inde yi nekk ñeent. di def seeni affaire ànd yow nga nekk yow kase. lu mat ay millions nit toog. donc dafa am loo war a àndal pour nga mën a maîtriser loolu. pour nit ñi mën a déglu li ngay def. yàlla dimbali ñu ba nga xam ne franchement nit ñi dañ doon xaar rek ma ni nii. ñoom lu ñu def dem yàlla may nañu ndam boo xam ni dañoo siggil franchement Afrique ba nga xam ni fierté la boo xam ni yàlla xam nañ jour boobu pour ma dem ci hôtel bi problème la. dëgg la parce que lu mat ay 500 personnes dañu taxaw ni dama leen signer autogramme. dëgg la ba mujj gi sécurité dañ may jël kii ma pour mën ma yóbbu. dëgg la te affaire bi c'était en live. ci télévision bi. dëgg la ba nga xam ni su ma génnee ci biti sax il faut ma daw duggaat. dëgg la parce que Inde Sénégal yi nekk fa di fa dund. africain nekk di fa dund mësuñoo gis presque instrument boobu. donc mu nekkoon loo xam ne franchement am na fu mu ma yóbbu franchement ci sama art ba tey jii may wax ak yow parce que vidéo bi actuellement mi ngi ci 35 millions xaw ma vidéo vie. dëgg la te ñu koy partager chaque jour c'est quelque chose boo xam ni. dafa jaaxal nit ñi. te loolu aussi ma koy sant yàlla aussi. dëgg la. muy fierté bu rëy parce que ndamul Afrique la ndamul Sénégal la comme ni ko Pape waxee moo taxoon ma insister dugg ci vidéo boobu parce que man bi ma ko gisee loolu la jëmbat ci man. muy collaboration coopération bu rafet ak waa Inde mais day tax ma desandi ba tey ci liggéey yi parce que Pape moo mel noonu. Pape Samori moo mel noonu. gis naa ko ci gunge na ay musiciens. ki ma ci gën a ràññee muy Cheikh Lo. ma bëgg a dugg ci projet boobu Cheikh Lo. noo jàngate sa coopération ak Cheikh Lo loo ñu ci mën a wax. waaw foofu dinaa fa sawar a dugg parce que Cheikh Lo dafa nekk musicien bu discipliné ci li muy def. ndax musique gu Cheikh Lo du n'importe musicien moo fay jouer. parce que musique am lépp dafa dal. te ñun suñu instrument bi ñu jouer muy percussion dafa gaaw a brouillon. dafa gaaw a tànkalaate. te nag instrument la comme instrument yëpp dafa am ay mélodie am technique am
am nuñ koy jouer am façon buñ koy jouer et tout donc Cheikh Lo du n'importe qui lay jël. dëgg la mais comme li ma lay wax rek parce que li ñuy def ñi ngi koy jéem a maîtriser parce que jéem laay wax parce que àdduna kenn mënul yàlla moo mën. dëgg la mais lépp looy def fexeel ba li ngay def nga qualifié ci. dëgg la pour que ku dul Cheikh Lo sax ak keneen ak keneen war ngaa mën a liggéey ak moom parce que li ngay def boo ko maîtriser. mën ngaa liggéey ku nekk mu nekkoon fierté ak tournée yu ñu def yu bari ak Cheikh Lo donc mu nekk expérience ak vraiment bànneex ci man. parce que képp kuy percussionniste aussi sa carrière parcours la. donc li ngay rêvé mooy parce que nag doon naa xale di déglu musique Cheikh Lo. musuma xalaat jouer ak moom. te nag nekkuma Sénégal di fa dund. maa ngi Europe di fi dund. donc ñoom ñi muy que ça soit Cheikh Lo que ça soit Carlou D que ça soit Youssou Ndour ak comme ci mën a doon booy liggéey rek lépp lu ñëw fa ngay liggéey la lay fekk. loo sori donc ñoom aussi dañu am fierté te yamu ci ndax saa su ne ñu ngi bëgg ñuy continuer liggéey boobu. mais man dama gën a gëm ci li may def mooy. man dama nekk fii pour man xool naka laay def sama liggéey mu jëm kanam. mais du ma musicien sax boo xam ne damay nekk ci ginnaaw wax bi nag c'est pas que dafa négatif. mais nit ki da ngay nit ki ci li nga nekk. da nga ciy gëm sa bopp. ba nga xam ku la soxla nga liggéey ak moom. bu ngeen liggéey pare nga jëlaat sa yoon dem parce que sa yoonu bopp. yow yaa ko mën a maîtriser sa bopp. te nit ku ne war ngay jéem a gëstu. pour xool naka ngay demee ci individuel yow ci sa liggéeyu bopp sa projet bopp. ak sa société bopp. donc c'est très important ma ciy ñaax tamit. sama mbokk percussionniste yi ku ci nekk rek loo teg rek yàlla na jëm kanam te yaa ngi koy def pour Afrique. dëgg la muy appel bu am solo bu mu joxe damay wanaat rek ni tur bi Samori ji am na jeexital ci jëmm ji. parce que li mu wax ni mooy maanaam xam sa bopp la. xam sa bopp xam sa yoon ba loo mën di dugg tamit nga xam ni yow. valoriser nga sa bopp ba boo ci duggee muy projet nga coopérer boo paree da ngay continuer sa yoonu bopp. mu def ko ak kooku nga xam ne moo Cheikh Ndigal Lo Baye Fall ñu koy ziar moom Cheikh Lo di ko delloo njukkal. daf may tax nag ma dugg ci contexte parce que ñu ngi dudd coronavirus te dégg nañ jàngaat nañ ni yéen waa monde art bi ak musique yéen tamit corona bi laal na leen concert yi. daanaka yu ci bari annulé nañ ko programme yi décalé nañ ko yow booy dund boo ñuy wax ci corona bi ak yéen fi ngeen toll ci liggéey bi lan nga ñu ci mën a wax. waaw gannaaw lépp damay sant yàlla parce que li tax mooy sant yàlla mooy àdduna dafa am logique bu muy doxee. parce que ñun ay jullit lañ. dañoo judd ñu tàggat ñu ci ñu gëm suñu borom. xam ne àdduna lu war a am rek mooy am. d'habitude ñun doomu aadama yi dañoo tàmm di dund lu neex ba fàtte ni dafa war a metti dañoo tàmm di planning dañoo tàmm di bëgg a jóge fii ñëw fii te saa su ne dem ay xaxam mais duñ ci bàyyi xel ndax ku ci nekk at mi bi mu duggee defoon nga say planning ni at mi li laay def su ma defee lii dinaa gañe nangam su ma gañee nangam li laay def yàlla ñëw indi corona bi. mais bi mu indee corona bi man dama ko jël bu positif parce que dafa am jot gu ma amul woon mooy ku ma xam ni man damay daw rek man bañ naa ko ba sama oto sax parfois fa lay ndékkee lekk noonu donc da ngay daw ça veut dire que yow da nga foog ni da ngay defe ni da ngay dem ba foog ni logique gu àdduna mooy nii rek te àdduna du noonu àdduna parfois aussi nit dafa di dellu ginnaaw di dalal boppam parce que baax na ci gësuntaay baax na ci wér-gu-yaram bi affaire bi amee. man vacances la bu ma mës a jël ci àdduna mooy gën naa am temps ak sama njaboot gën naa am temps di toog ci kër gi gën naa am temps tamit di récupérer mais yamuma ci loolu parce que amoon na yu bëri yu ma waroon di def muy ay instruments yoo xam ne dafa nekkoon ci kër gi def fa 10 ans bi affaire bi ne kët ni jonn rek comme dama tàmm activité dama commencé di réparer li affaire yi ne ci kër gi te réparer bu ma ko réparer aussi daf ma juróon njariñ parce que réparer naa ko. am ci ay commande jaay ko xaalis dugg donc am na yu bëri yoo xam ne nit ki da ngay créatif bu dara ñëwee rek créatifal bi loolu weesoo aussi ma nekk di liggéey sama album te bi affaire bi amee ci laa profité génn livre bi te livre bi commencé naa ko daaw mais aw moon jotu terminé ko aw moon jotam xalaatu moon sax nan laay def ba du am jot bi mais bi mu kiiyee rek ci laa dem eggale ko génne naa ko ñu ngi koy jaay
sama album international bi ma nekkoon di def aussi commencé ko daaw dama ci doon caf rek parce que li ma ko boole la tax mais yàlla dimbali na ma sori naa ci loolu macha allah donc corona bi man jëluma ko négativement te ba pare ñun Europe lañ nekk fii dafa am yoon ndax boo fi nekkee di fay say taxes aussi yor sa unternehmen ma bu corona ñëwee tamit am na yoo xam ne c'est normal que waa dëkk bi séq ko yow pour que sa activité continue parce que ci cadre professionnel nga ko teg donc loolu leneen la ci beneen level ngay nekk boo xam ne aussi lu ñëw rek am na système booy doxee ak moom donc man awma dara lu ma ci wax lu dul di ñaanal yàlla ñi nga xam ne daf leen a dal yàlla wéral leen te yàlla yamale ko fi parce que kenn bëggul jàngoro mais àdduna lu ñëw rek nit mën na ko positifal ba jële ci njariñ pour man tout est positif. jërëjëf dama kontaan ndax Pape tontu na wane na lépp maanaam ñaanal na ñi feebar wan nañu sagesse boo xam ni moom nañu war a mën a am ci comportement bu ñu jàngoro ju mel ni corona jóge avec professionnel continuer liggéeyam mottali projet yi nga xam ni moom la bàyyi woon génne yokk xam-xamam ba génne téereem mu ngi ci deuxième projet bi nga xam ni moom la mujjee wax muy projet bu ma neex ndax dama fay dugg mooy projet sa album international bi ngay waajal nii ndax dañ ciy dugg nga sànni ñu ci tuuti ci ay kàddu rek nan la demee lan mooy soloy album bi wala da nga ko bëgg a bàyyi rek bett ñu ba mu pare yaay xool. waaw non dinaa ci tontu ndax wax dëgg fa yàlla bu ñu toogee fii ci lépp la ñuy waxtaan bu soobee yàlla parce que loolu moo ñu fi indi album bi yàlla dafa dogal mu nekk album international boo xam ni yamale wuñ ko rek ci culture Afrique dañ ko jël jaxasoo ci ak képp kuy musique ci àdduna bi ak foo mun ak sa nationalité lu mën ci doon parce que kiy basse camerounais la parce que lu ci nekk rek dafa am logique parce que bu dee guitare basse camerounais ñoo ko dàq loolu d'accord nañ ko ba ci Richard Bona ak yooyu donc loolu lu logique la donc booy def dara loo xam da nga bëgg bu génnee ñëpp déglu ko képp koo xam ne sa domaine la da ngay jël ku mel noonu parfois damay jël waykat sax mu ñëw woy ba pare ñu dem déglu ko xam ne kii musique biñ musique sut na li muy way ñu génne ko woo ko expliquer ko jël keneen ko qualifier parce que musique noonu lay doxee donc ñu ngi ciy liggéey dina leen ci jox rendez-vous ànd ak yéen ca bërëbu liggéeykaay ba wala leen naka lañ koy liggéey ak ña ca bokk ak na muy demee ak kañ lay génn ak yëpp bu soobee yàlla. merci beaucoup kon am na solo dañuy topp Pape ci rendez-vous boobu waaye Pape li ñuy wax paaka ñaari boor la. mën na Allemagne fii ak ci àdduna bi waaye Pape tamit Sénégal ga mu fekk baax am na ci lecture ndax citoyen la patriote la Sénégal nga gis ko tey ñuy tudd ay jafe-jafe maanaam ci wàllu wu ne ak jàngoro ji Pape boo doon jàngat Sénégal fi mu ne nii lan nga mën a wax ci suñu réew moom. waaw ci li may wax ci Sénégal ci bi ma juddoo ba tey ndax ba ma juddeegul la daan xew mënuma koo xam. am naa ci rek ay dégg-dégg. waaye nag man li ma mën a gëm ci lu bari mooy li may fekkee di ko taataan di xool di gëstu. gis naa ni Sénégal perte nañ suñu valeur ci lu bari. parce que àdduna dëkk boo gis rek dafa am base am. booy xool sax dëkk. ba ngay juddoo. yow la lay faj mu ngi ci dëkk ba. la lay wéral mu ngi ci dëkk ba. li nga war a lekk pour mu dimbali la sa wér-gu yaram mu ngi ci dëkk ba. mais yooyu yëpp dañ ko bàyyi parce que ñun complexe bi ñu gën a am mooy dañoo jàpp ni lu jugewul bitim réew baaxul. complexe la Afrique loolu moo ñu dal. mais li may ñaan rek mooy ñu jéem a delluwaat tuuti ginnaaw. jëlal valeur yi ñu amoon. mooy valeur u yar ak teggin. dëgg la ak xool ni ngay waxee. xool ni ngay doxee. xool ki ngay waxal kan la. ak cër. dëgg la parce que mooy suñu base suñu africain. dëgg la dafa am lu ñu am loo xam ne. tey jii ñun ñi tax toog fii. dafa am lu ñu jànge Sénégal. te yooyu jamono indaale ko fii ba tax ñu doon lu ñu doon ba amuñu complexe. ba fu ñu dem aussi mën a wane suñu bopp. donc nañu fexe. ñu delloosiwaat lu bari. ci suñu culture. ak suñu def-def ak suñu yar ak suñu teggin pour Sénégal mën a changer. parce que tey jii boo xoolee réseaux sociaux yi li ciy xew. te li ko tax a jóg du loolu. ndax dafa war di informer. mais boo xoolee suñu dëkk lu bari ci réseaux sociaux yi. ay information yu négatif la. ay wili pande nit. ay génne secret nit. ay tas vidéo jàmbur. ak yoo xam ne dafa ñaaw te doxalul réew. te réew nag booloo waa réew ma ñoo koy doxal.
mooy waa réew ma ñooy def nii ba su ma xamee ni Cheikh Kane su ma ko waxalee lii mu ñaaw man naa ko rafetal su ma xamee ni Cheikh Kane su ma ko poussé ci li mu dem naa ko ci pousse te ñu bàyyi koñante bi te la xew Sénégal nag moo xaw a xew fii tuuti ndax jàppoo gi tax gi war ci ñun ñi nga xam ne ay doomi sénégalais lañ ak solidarité bi parfois day bëgg nax saay te loolu nañ ko jéem a delloo si ndax bu njëkk boo mësaan a jóge Sénégal ñëw Allemagne bu Sénégalais yi déggee ni am na Allemagne bu ñëw Sénégalais bu ñëw dinañ fexe ba xam fa nga nekk dinañ fexe ba xool ndax yaa ngi ci jàmm dinañ fexe ba jël la teg la ci axe ne la booy nii nga war a def defal lii pour nga génn ci mais léegi dawante moo gën a am ko loolu donc nañ fexe ñu indiwaat association yi nañ fexe di dajew nañ fexe di jàppante di digalante di dëggu te xol yi set ndax àdduna ki la gën a set xol moo la gën te moo la ëpp chance waaw donc nag loolu dama passage la pour fii mais Sénégal dina may dellu tuuti ci Sénégal pour que ñu ñaaxaat aussi mag ñi ñu jiite pour ku ci génn kàddu nga fexe xam ni kàddu bi bu génnee ñu may déglu bari nañ xale yaa ngi may déglu kilifa diine yaa ngi may déglu kilifa aada yaa ngi may déglu naa fexe génne lu rafet te bañ a jiital njiit ndax jiital njiit moo leen yóbbu ci ay conséquences yoo xam ne seen mujjanteel day ñaaw donc nañ fexe ñu defaraat jikko yi àndaat te gëm-gëm dañ koy wane ndax Sénégal dañoo bëri ay diine mais diine dañuy am dañ koy mbubboo mais gëmuñu ko da ngay dégg ku ni murid laa kii ni laayat laa kii ni tijaan laa mais li sa dirigeant di bëgg nga doxee doo ko doxale donc da ngay gëm rek pour intérêt pour boo jaaxlee woo sëñ bi mu dimbale mais gëmoo pour doxale yoon wa donc loolu yëpp nañ ci bàyyi xel muy tontu yu am solo mu jàngatal ñu Sénégal moom di sociologue aussi ni mu ko gisee mooy delloo ñu ci démb valeurs yi respect bi professionnalisme fonk mag fonk kàddu ak ngëm muy valeur yu am solo ci société mu jàngalaat ni li nga xam ne tamit mooy diaspora bi ñuy dund Pape Samori indi ci ay gàllankoor ay feebar yoo xam ne dab nañu tamit fii ndax indi na li amoon démb boo daan ñëw dalal gin lay dalal toppatoo la ak rapport bi nga xam ne moo changé tey ba boo ñëwee daanaka dafa mel ni problème ngay mujj doon ci diaspora bi Pape day tax ma des ci diaspora bi ndax ñun Immigré TV diaspora bi moo ko sabab dëgg la te muy lu am solo te diaspora yow wax nga ko bi nga amee 16 ans nga fi ñëw kon daanaka yow fii nga màggee dëgg la kon yow xam nga diaspora bi leer na Pape bu ñu xëyoon rek suñ borom wala ñu takkal la ay ndombay tànk yu wane ni dangaa war a xàll ay yoon pour diaspora bi jàppale leen ngir ñu doon benn wala ñu gën a jëm kanam foo doon tàmbalee boo amoon maanaam raaye yu ni mel nga xam ministre bu yor wàllu diaspora bi wala secrétaire général bu yor wàllu diaspora bi nga war a wane ay yoon lan ngay mën a bàyyi lu ñu mën a sukkandiku pour diaspora bi. waaw loolu su ko yàlla dogaloon li may njëkk a def mooy fépp fu sénégalais nekk comme sénégalais la dinaa fexe seeti la xool sa toogaay dëgg la xool sa toogaay boo ko déggee mooy xool lan nga soxla parce que àdduna balaa ngaa dimbali nit da nga koy fekk ci li mu gën a aajoo muy lu am solo nga dox waxtaan ak nit ñi changer esprit xool nañ toogee xal lan moo lay manqué xool seen bébét lan la ak naka lañ dundee fii parce que fii pour nga gaaw fee tumburanke dafa gaaw parce que système bi fii ak système mu Sénégal bokkul te ñu bëri ndeysaan ñi ngi toog seen kër te xamuñu système bi ni muy doxee ñu wéet ci lool parce que fii dafa bëri bureaucratie ça veut dire que papier te nag dafa am base bu am solo boo xam nit ñi dañ koy fàtte mooy boo ñëwee fii il faut nga jàng dëgg la ndax lépp këyit la dëgg la donc am na suñu ay jigéen ñoo xam ne xëy na bi ñu fi ñëw at ñu fi ñëwee jàng wees na te jànguñu donc bu ñu ñëwee fii dañu am gàllankoor ñooñu boo leen doon dimbali da ngay ñëw fexe toog xool naka laa leen dimbale parce que cas bi gën a metti cas financier la parce que boo jàngul mënoo am liggéey wala liggéey bi ngay am ay liggéeyu putson lay doon donc ñun fi ñu tàggatéem bi mooy
Bildung ñu rappeler ni mooy nettoyer maanaam. waaw mooy ñëw di menace. fi ñu amee problème mu feebar mooy base u jàng. Afrique parce que dañ koy fooye da ngay gis jàng ba am kii daal ni bàyyi naa jàng neexatuma. te yàlla mën naa doon nga tukki. boo tukkee nag te amoo building boobu day metti donc ñun Sénégalais yi ci point bi ñu gën a kii mooy loolu. léegi nag bu ma yàlla mayoon lu demee noonu dinaa fexe dajale nit ñi. ba jéem a xool naka laay def ba mën a évoluer ci dëkk bi. dëgg la ci wàllu koom-koom. parce que ñun ñëpp nag bu dëkk desee ba des rek koom-koom moo ñu fi indi. te koom-koom pour nga am ko il fallait nga jàng. te boo jàngul il faut nga am ci loo jàpp. bu loolu weesoo tamit dinaa teg ay instituts yoo xam ne dinañu gën a boole. boole bi mooy ñuy gën a gisee lu bari. dëgg la parce que ñàkk a gisee bi. moo indi distance. dëgg la te ñun amuñu lu dul suñu culture. ndax Sénégal dafa bëgg culture am. ndax bu dee dund culture am rek day kontaan. dëgg la bu ñu dajee benn dimanche gars yi di football. ñi di ataay fii thérapie la ci ñun ñëpp. dëgg la ci ñun ñëpp c'est très important. parce que ku ci génn yaa ngi ci beneen fànn dund. boo xam ni dajaloo bi moo lay may doole. donc su ma amoon dogal li may gën a njëkk a créer mooy lu bari nit ñi di ko gisee lu bari nit ñi di ko communauté ba kenn du umpalante. dëgg la donc ñaar yooyu mooy fi nga xam ni ci laay tàmbale. muy conseil wala yoon yu am solo yu mu xàll yoo xam ne tey bu yàlla defoon ñu dénk ko kàddu diaspora bi moom tukkikatu sénégalais yi moom noonu lay doxale muy lu ñu mën a nangu lu am solo day tax ma dugg ci benn laaj boo xam ni moo ñi jegele ci ci njeexalu émission bi waaye laaj bi foog ma laaj la ko Pape. damay yóbbu Sénégal ci wàllu art bi nga nekk ñu dégg ci musique sénégalaise coono yu bari ñaare dinañ dégg ni Omar Pène dafa feebar ñu ngi koy ziar du ko ñaanal yàlla mu guddal fanam wala ñu ni tel musicien dafa feebar amul assurance nañ ko kettal wala ñu laajal la ko mooy ñoo xam ne ay ndaanaan lañ marqué histoire musique Sénégal te conditions yi ñuy dund metti te yow nga nekk fii gis ni ñuy taxawoo musiciens yi wax nga ko Sénégal lu tax musiciens yi ñoom souvent di demee noonu parce que suñu papa Doudou Ndiaye Rose gis nañ ko laata muy génn àdduna ñu ngi yàlla ñaanal yàlla yokk leeram mu ni bu leen bàyyi ba ma jógee fi ngeen may tuddee ndax boobu meroon na xëy na yooyu yëpp di yu ñuy jàngat ci musique yoo xam ni mooy musiciens yi defar histoire u Sénégal yóbbu drapeau Sénégal fu ko politicien yóbbul fu ko keneen yóbbuwul waaye cër bi leen war a jox ci seen jeexutug dund day manqué assurance yi du mat cotisation yi leen war a verser du mat yow noo koy jàngate yow musicien. waaw balaa may tontu ci sa laaj damay gis ni rek musiciens yi ci bopp ñëpp nag il faut que ñu defaraat seen jikko ak seen comportement d'abord parce que mooy base bi parce que nit ki boo bëggee ñu dimbali la yaa njëkk a dimbali sa bopp parce que Sénégal benn musicien que sa nekku fa mais dawante bi moo ëpp ànd bi dëgg la te nag ki lay dimbali il faut mu gis benn jàppoo ba pare dëgg la ndax tey ji président de la république bu woon benn musicien tey ne ko tey damaa bëgg a ubbi benn dara tant de xaalis mi ngi nii kan koy jox boo deful nag du ko jaarale la yoon dëgg la parce que day foog ni moom moo ko yelloon te man sama idéologie li ma xalaat mooy musiciens yi ñi nga xam ne yàlla teg na leen fi nga xam ne ñàkkuñu mën nañu wax li waroon am Sénégal lépp bari na mais ñàkk a jàppoo ak ñàkk a ànd moo ko waral ndax tey jii Sénégal boo demee di wër école de musique doo ko gis instrument boo bëgg a jàng da nga koy jàng mbedd te boo jàng mbedd këyit ya nga war a soxla pour am ko doo ko am donc amul benn musicien sénégalais boo xam ne bu jógee Sénégal fii mën naa liggéey donc mënoo ko yóbbu ci benn académie parce que amul këyit yu koy wane parce que jàngu mbedd lay jàng donc loolu mooy base bi nga xam ne aussi tey jii bu fekkoon musiciens yi fi jiitu ñëpp chaque weer que ça soit du ma citer tur chaque weer dañuy génne benn 50,000 am fuñ ko teg pour tabax nangam mais ñoom suñ doon def loolu parce que dëkk li koy doxal du gouvernement bi kese citoyen dëkk ba ñooy war a indi ay affaires comme ñi nga xam ni dañuy teg ay société di jaay ndox wala dara mais musique bi loolu war na cee mën a nekk donc boo toog di kaas
ci li ngay kaas day fekk nga jiitu ci. dëgg la système dafa am solo ci dëkk. dëgg la ñun dañu manqué système. Sénégal système moo fa amul. wax ji dafa bari mais kenn deful. donc nag man du ma blâmer ay parce que man tey jii toog nekkuma di xaar benn gouvernement. waaw muy que ça soit gouvernement Allemagne que ça soit Sénégal. dëgg la damay jël sama yoon. xam yoon bi ma jël lan la laaj. ak su ma ko dee dox lan laay soxla ak bu ma fa eggee naka laay def ba maîtriser yoon bi ma jëm. donc je pense que sénégalais yi. il faut ñu gën a yeewoo. parce que dama lay wax dara groupe boo gis Sénégal ci biir groupe bi. c'est rare nga gis groupe boo xam ne. ñoom ñëpp dañuy jàppoo. saa su nekk dina am yu sew ci biir donc xol yi du ànd. te yooyu yëpp moo dem ba am ci biir Sénégal gépp donc nag musiciens yi ñoo war a indi benn système. ni ñun léegi musique bi yàgg nañ ci suñu rakk yaa ngi ñëw suñu doom yaa ngi ñëw nañ teg loo xam ne tey suñu musique tey day mën a génnaat parce que tey jii boo xoolee yeneen i dëkk comme ivoiriens yi dugg nañ Sénégal di musique loolu posé na problème ci instrumentiste ya fa nekk ba commencé ngaa yoo ñii di kii yoo te yooyu loolu yëpp mën naa ñàkk parce que ñoom ñoo liggéeyatul parce que booy xool ku ci mel ni Abi Faye kooku kenn la woon ci Sénégal te ñu mel noonu dañ leen a soxla yaa ngi dégg yàlla yokk leeram donc nag pour man du ma fi nekk di leen yërëm wala dara mais dama gis ni war nañoo mën a gën a booloo fexe teg ay système boo xam ne tey musique bi dina génn Sénégal te dinañ fa teg loo xam ne ku bëgg a jàng musique di nga ko jàng kuy jouer tamit ñu dooleel la. mais boo xoolee Sénégalais yi comme man ku war a def sax grand théâtre da ngay tiit il faut nga dugg ci àll bi xëpp fi saafara parce que yaa ngi am ni man sama naataangoo yi mën nañ maa kar wala mën nañ maa yàqal mën nañ maa indi ay débat donc idéologie boobu il faut ñu génne ko suñu dëkk xam ne musique pour bànneexu la. ki koy def dafa war a positif ñi ngi koy defal ndoo dafa war a positif du xeex du compétition du affaire liggéeyante. muy lu am solo lu mu ñu indil ci tontu secteur bi mu maîtriser xam ko muy ak expérience am bu mu am fii ak regardam Sénégal muy musique. mu wax lu am solo ba tudd jëmm ju am solo ci ñun ñu rendre ko hommage di ko ñaanal yàlla yërëm ko dolli ci moom yërmande muy Habib Faye Habib Faye xam nañ ko ci Super Étoile Pape daf may indi ci maanaam dañuy waaj a jeexal mu dese ma ñaari laaj benn bi dama koy orienté ci bëgg maanaam nga jëmale ko ci jeunesse su Sénégal moo xam jeunesse bu nekk ci école di jàng moo xam jeunesse buy def musique ak sa expérience ni nga fi ñëwee doon ndaw à l'âge de 6 ans dem ba tey jii nekk professeur ci ay académies yi gën a mag ci Allemagne wala ci àdduna bi di def ay coopération internationale nga jóge ci sa expérience lancer ma appel ci jeunesse boobu lan nga leen di wax. waaw damay njëkk wax ci benn mot bu ñu naan ambition parce que àdduna nit dafa war a am ambition ci life am mooy ni man lii laa bëgg doon. ba pare gëm ko. te loolu kenn du la ci kenn mënu lu ko defal lu yaa ko mën a defal sa bopp. Sénégal nag mooy li ma la wax rek base bi nga xam ne. mooy tax nit ki doon dara parfois nit da koy sàggane. parce que ñun ñëpp dañ naan yàlla baax na. mais yàlla bay sa toor nit ki il faut nga jéem a xam ni sa life sa loxo la nekk. bu yàqoo sa loxo la nekk su baaxee sa loxo la nekk. da ngay jéem a fexe am discipline. liñ la jàngaloo pour sa life nga maîtriser ko. am yar ak teggin. ba doon dara parce que ëllëg si biir boo toogee si seesu donkaasi ji. ñëpp la fay fekk. dëgg la mais boo liggéeyul ba egg foofu kenn du la fa fekk. te après négativité la indil ak agressivité ba nga xam ni. ci lu bon la ngay nekk. donc li may ñaax jeunesse Sénégal mooy. ñu xam ne àdduna. ñi njëkk a juddu. day am fu muy toll seen wàll day wéy. ñi ne ci ginnaaw ñoom bu ñëwee ñoo war a defar. donc pour ñu defar il faut ñu am matuwaayu defar te matuwaayu defar jàngat la laaj ak gëstu. ak xool ni ngay dundee. ba pare di jël ay références àdduna référence daf fee baax mooy ñi nga xam ne franchement doon nañ dara. te niñ ko doonee tegu na ci yoon. nga jël leen def leen référence pour mel ni ñoom. war nga kawe seen njot te ñu jéem a changer mentalité. bi nga xam ne dañuy génn suñu dëkk di roy leneen loo xam ne arrangé wuñu nañu fexe suñu base Sénégal ñu xool naka la ñuy def ba Sénégal aussi ñu defar ko. baax na loolu dem immigré mais da am fu muy yem fi muy yem mooy ba àdduna soso ba tey nit ñaa ngi génn donc day toll foo xam ne fi nga xam ne juróoma fa nekkoon exemple fi nga xam ne juróoma fa nekkoon di liggéey di am day jékki-jékki doon fukk
jékki-jékki doon ñaar fukk donc jékki-jékki doon téeméer donc day dem ba benn instant la fa nekkoon du fa nekk te dëkk yooyu tamit am na lu ñu bëgg donc ñun suñu dëkk nañ fexe ñu génne suñu bopp que su ma génnul du ma am parce que loolu bokk na suñu gàllankoor te boo génnee dem feneen aussi yàlla day dogal lépp loo am ak lépp loo bëgg a def sa réew boo demee dañ lay koñe duñ la ko yombal donc ñun dañu xaw a am jafe-jafe ci ñaari côté ba nit ñi sax dem nañ ba benn instant léegi bu njëkk da nga naan damaa tukki damaa yàkkamtee ñibbi ba kii mais man li ma gis léegi mooy gaa yëpp toog nañ jàpp sa njàmbur parce que système bi dafa dem ba benn instant te nit ki fa ma amee jàmm lay toog te Europe daf ñoo gën système donc nañ fexe ñu defar suñu système Sénégal ba nga xam ne ñi demoon dina ñëwaat muy lu am solo muy appel bu am solo di leadership lu tax ma dugg ci mooy génne wane leadership bi mu doon leader bi mu doon moom parce que leadership du ci politique rek ñaare dañuy jàpp ni homme politique wala sëriñ yi ñoo war di wane yoon yi déedéet man dama jàpp ni xam-xam ak doxinu sell ak gisinu sell boo ko amee rek am na benn li tubaab di woowee aura te ñu koy wax aura wala ak sirru goo xam ni boo koy dégager day ànd ak benn lumière boo xam ni moom la ñuy woowee leadership Pape man loolu laa gis ci moom moo taxoon ma bëgg mu def appel bi te def na ko te gis ngeen ni appel bi am na solo ci sur la jeunesse commencé ko ci ambition ba fi mu daanele Pape te ñu nekk ci njeexital gi li wolof di lépp lu neex du doy jox nga ñu beneen dig daje dana la fa fekk ci fi ngay liggéeyee yaatal liggéey bi tey jii nga war a tàggoo war a wax ak waa Immigré TV war a wax ak Allemagne ak àdduna bi dama lay bàyyi ak kàddu bi nga wax waaw dama leen di jaajëfal seen initiative parce que li ngeen def nii day wane li ngeen doon mooy ñun kat ay doomu sénégalais lañ te war nañ di wane talent yi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko war nañ di wane tamit xam-xam bi nga xam ne ci suñu biir am nañ ko donc may ñaax di ñaan sama mbokki sénégalais yi ñu yombal lépp seen diggante ak Immigré TV parce que nag li ñuy bëgg ñoom mooy fexe ba fu waay mën a nekk ci li nga xam ñu fekk la fa jokkook yow waxtaan ak yow pour nga ñaax ñi nga xam ni am nga yow loo xam ne ñoom amuñu ko donc li tax ma déplacé wu ñëw ba fii pour faram-fàccee waxtaan ak ñoom mooy li ñuy def gis naa ni luy jëmale kanam la suñu dëkk Sénégal luy jëmale kanam la ñun waa diaspora yi nekk fii pour ñu mën a gën a am communication pour ñu aussi gën a xam valeur doomu aadama bi parce que nit ku nekk war ngaa xam sa valeur morom pour xam franchement naka laay communiquer ak moom donc di leen jox dig daje ci ay fan yu néew dinañ ma fekk fa may liggéey ak sama yeneen naataango yoo xam ne dinañ ma fekk si pour ñu eggale projet bi ñuy def bu ko defee dina gën a yaatu ci ñëpp ma leen di jaajëfal di leen wax rek incha allah ba benn yoon. jërëjëf mbokk Immigré TV tey ma amoon mbégte muy cadre bi may liggéey tey di jaar Immigré TV am mbégte dalal suñu gan te yéen ñu ko suivre xam ngeen ni gan gi jaroon naa dalal muy doomu Sénégal di doomu Afrique di fierté parcours am nekk li tubaab di wax un parcours exceptionnel je pèse mes mots je touche du bois comme niñ koy waxee ndax parcours boobu yombul jaar-jaaram yombul jóge Sénégal ñëw fi 16 ans di âge bu metti di puberté nga màggee Europe ndax moom Europe la màggee CM2 la bàyyee nee na teewul mu am amour ci jàng continuer dem jàngiwaat dem na ba tey fierté la professeur la ci académie yu mag di enseigner musique loxoom di dugg Sénégal ak xam-xamam ak ay xéewalam ci partenariat am mu continuer di collaborer di jël drapeau Sénégal di ko yóbbu ba Inde ay concert bu ay millions de nit gis ndax Inde milliard ak nangam la ci population kon ku jouer foofu Inde nit ñi di la gis fierté la mën ngeen a retrouver vidéo bi ci YouTube bi muy jouer Inde ngeen xool ko muy nekk aussi fierté boo xam ni Allemagne fii ràññee nañ ko fi ci communauté sénégalaise bi nekkul koo xam ne rek danaan man sama yoonu bopp faalewuma samay compatriotes muy ku disponible ndax
lii mu ñu defal tey sag la ci ñun dagg jotam dagg ay rendez-vous am jël temps am ñëw may ñu loo xam ni tey dañ koy partager ak yéen mu doon sama gan di Pape Seck Pape Samori laay wax nuru turandoom mu doon Samori Touré résistant ba jël ci ay jikkoom jël ci xam-xamam jël ci dayoom ñun Immigré TV li ñuy def rek mooy di ko ñaanal ñaanu gudd fan ñaanu wér suñ borom dëgëral cëram barkeel liggéey bi barkeel njaboot gi yàggal ko fi ñu yàgg ànd di collaborer di ànd di liggéey Pape Immigré TV da lay waxaat encore une fois jërëjëf jaar-jaar da lay waxaat encore une fois jërëjëf ñuy jël ay kàddu ak sant ak ngërëm di sant yéen ñi ñi seetaan ak di ñu topp di ñu déglu di wax rek Immigré TV ci diir bu gàtt day ñëwaat àggale liggéey bi nga xam ni moom la sumb ak Pape Samori muy beneen version bi nga xam ni deuxième suite bi ci jaar-jaar bu ñuy def ci studio wan ñu instrument yu muy joué ak projet bi fi mu ci toll. ñu am yeneeni projet yoo xam ni day ñëw lu ci mel ni Café du Coin muy émission boo xam ni ça va tourner vers la politique et l'actualité mu am li nga xam ni mooy antenne des enfants ñu xamee ko ci kàddu xale yi bi nga xam ni liñ ci jublu mooy suñu doom yi juddoo fii wala màgge fii nga xam ni double culture lañ bokk bu Allemagne ak bu Sénégal jox leen aussi micro bi ñoom ñu wax lan mooy seen expérience gunge leen ci yoon woowu nga xam ni souvent du yoon bu yomb am na lu ñuy wax aussi arbre à palabre mooy dañoo bëggoon li amoon démb ci Afrique te Pape wax ko sànq ci waxtaan mu ni fekkewuñu ko waaye am na luñ ci nettali démb bi Afrique mooy dañ daan daje di waxtaan ñëpp am kàddu moo xam day doon xawaare moo xam day doon ataaya waaye ñëpp jël kàddu ñuy waxtaane société bi parce que sama gan répété na ko nee na waxtaan bokk na ci li ñu manqué mooy mébét yi nga xam ni Immigré TV daf ko am dinañ ci ñëw ñu ngi ciy liggéey di leen ñaan patience ak gunge ñu ak maanaam di ñu bàyyi xel ki leen doon defal waxtaan wi tey di seen xarit Cheikh Kane Immigré TV di leen jox dig daje bu gàtt di leen ñaanal maanaam keppaarug jàmm fii ci Leverkusen jaa ngeen jëf